du tey nga mës a ñëw fii di fi indi financement c'est pas la première fois ndax nag maa nekkoon maire Kër Massar nit ki nag booy seede da ngay seede li nga xam ndaxte fii bi ñuy ubbi UNACOIS bi fële yaakaar naa ne ñëwoon nga fi fekk ñu nekk ci Covid 19 nga indi fi financement di jàppale les commerçants kon tey boo fi ñëwaatee kon mën nañu wax ne du la première fois tey jii bi nga fi ñëwee nag di financer li nga xam ne tey ñoom ñooy commerçant yi nekk fii ci marché yi ci région de Dakar nga xam ne yaa ngi wër Dakar gi yëpp département yi fi nekk yëpp yaa ngi fay wër tey jii bii mooy ñaareelu yoon aussi ñu daje ci département bi barke Dembo Ndiaye yëmbal la ñu daje woon nga fa doon joxe financement tey jii nga ñëwaat Kër Massar kon madame la ministre mën nañ wax ne président de la république liggéey bi mu la jox liggéey bi mu la sant yow yaa ngi koy doxal yow gàcce ngalaama xam naa ne su ministre yëpp meloon ni yow yaakaar naa président de la république du am lu mu wax li olof Njaay di wax rek ne yàpp yëpp bu meloon ni res paaka du ci amu yoon waaye loolu yow lañ koy waxal madame la ministre kon ñu ngi lay sant bu baax di wax nag tamit ak jigéen ñi di wax tamit ak délégué yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp délégué góor délégué jigéen di leen wax ne ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat ngeen waxoon naa la ko madame la ministre biñ nekkee yëmbal ma ne la ñun suñ département bu bees bi dafa nekk banlieue waaye commerce daf fi dox torop nit ñi di jaay mais surtout jigéen ñi kenn gënu leen jàmbaar 4 heures du matin ngay daj ak ñoom ñu nekk ci oto yi nekk ci marché yi nekk ci lépp ñooñu dañoo mérité ñu jàppale leen te jigéen ñi nag président de la république dafa am fu mu leen teg dafa leen fonk moo tax tey bu dee ne yaa ngi koy defal lii rek mën nañ wax ne yaa ngi koy jàppale ndax yéen jigéen ñi da ngeen a nekk au cœur de la vision du président de la république donc madame la ministre yaa ngi traduire vision au président de la république en acte concret kon nag ñu ngi leen di wax rek ne leen yéen jigéen ñi nañu gërëm ndax dañ ne lëg bu nekkee alom na ko gërëmee coy kon tey suñ taxawee fii gërëm ministre sant ko waaye nag danañ sant son excellence le président de la république. juróomi marché yooyu nga xam ne yenn yi dañ ne woon dafa amoon ndox ñu déplacé leen ak peut-être du ñàkk xel du fàtt mu am yu ñu fàtte yooyu bu ñu génnee ci période bi enquêteurs yi dinañ ñëwaat ñu enquêté ñi fa ne ñëpp ñu def lu ñu président sant te mooy accompagner commerçant yi kon loolu lu ñuy defaraat la. xam nga li indi programme d'appui au marché yi ñuy def te président Macky Sall yëkkati 1 milliard jagleel ko mboolem marché yu nekk ci région de Dakar dafa jàpp ne secteur bi ngeen nekk lu ci ëpp ñu leen di wax secteur informel ma leen di yëgal ne bu ngeen ko yëgagul ndax wóor na ma ne ñu bari commencé nañ di dégg li ñuy wax économie sociale et solidaire. économie sociale et solidaire président daf ko def ministère jox ko jëwriñ boole ko ak secteur microfinance ne képp koo xam ne yaa ngi kër-këri yaa ngi daan sa doone faw ndimbalu état di mën di dal ci yow rëkk loolu moo tax mu créer ministère bi ñu nekk ci nag di ci liggéeyu état yàgg na di dem ci askan wi dafa am loo xam ne buy ñëw day dal directement day jóge ci loxo tegu ci loxo mooy comme financement bii ñuy def te ñu jagleel ci Kër Massar téeméeri million mais am na yeneen appui yoo xam ne buy ñëw day ñëw de façon indirecte mais ci askan wi la jëm ma koy joxe rek ci benn bi sëñ Xaadim di wax sànq parce que fàttali na ne ci wàllu Covid bi muy door a am na ndimbal yu bari yu jóge ci état bi jëm ci askan wi gis nañ fi dund gu bari bu ñu yëkkati woon di ko séddale gis nañ fi yeneen secteur yu mel ni transport yu mel ni artisanat yu mel ni éducation yu ñu aussi état bi appuyé mais ñun ñii desuñu ci ginnaaw ndax Covid bi mu méttee ba métti président dafa yëkkati lu toll fukki milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll def ko ci courant bi fukki milliards ak ñaar 12 milliards
fay facture courant yi ñun ñëpp toog nañu ñaari weer yoo xam ne fay ñu courant loolu dal ñun ñëpp. mu def ko ci ndox mi ñu toog ñaari weer yoo xam ne kenn fayul ndox kenn fayul courant. secteur microfinance ci boppam bi mu def ci report d'échéance maanaam ñi leboon yëpp war a fay ñu may leen diir goo xam ne ñetti weer dolli wàcc yeneen ñetti weer ne kenn du fay te weer yooyu nga toog fayoo ko doo ci fay pénalité kon loolu dafa nekk ndimbal yoo xam ne dafa jóge ci état bi dal askan wi mais mën nañ ko woowee ndimbal indirect te ma leen di yégal ne ba fii ñu toll génn nañ ci mbas mi mais am na lu gën a metti mooy xeex bi am Russie diggante Ukraine ak Russie nga xam ne impact économique yi daf ñu laal ndax dafa bëri lu ñuy jëfandikoo lu mel ni pétrole bi ak yeneen céréales yoo xam ne lu ci mel ni liy jëm ci mburu bi dafay jóge foofu te comme dëkk ba dafa am ay restrictions ñëwatul njëg yëpp yokk boo demee États-Unis tey luy jar ñaar fukk mu ngi jar juróom-ñett fukk kon àdduna bi France ak fépp ñëpp seeni njëg dafa yokk waaye ñun fii suñuy njëg yokkul li tax mu yokkul nag dafa am lu état bi génnee ci gafagaam delloo ko askan bi pour ñu téye prix yi fi mu nekk boo seetloo ci wàllu énergie rek yëkkati nañ ñetti téeméeri milliards muy 300 milliards ñu delloo ko ci facture courant yeeg essence yi pour mu mën a bañ a yokk loolu ndimbal la mu yëkkati lu toll ni fanweeri milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll muy 157,5 milliards yoo xam ne dañ ko dugal ci denrées de première nécessité yi ngir ñu mën a téye njëg yi fi mu ne kon yooyu ay ndimbal yu état bi di def mais président dafa ne loolu doy fokk secteur économie sociale et solidaire bi ñu accompagner leen ci wàllu encadrement ci wàllu formation ci wàllu koom boo xam ne dina ñëw bu oyof boo xam ne dina leen gën a mën a dimbali ci liggéey bi moo tax maa ngi ñaan ndaw bu jóge ci état di def enquête nañ ko recevoir te am na marché yoo xam ne bi fa enquêteurs yi demee dañu ne kenn du yegg ci seen marché kenn du leen enquête te tey financement bi ñuy joxe wax nañ ko du financement politique financement pour liggéey la boo xoolee anam yiñ ko defee ànd ceeg mutuelle Kër Massar ngeen xam ne pour lu ñuy suqali la may wax nag président pàccam def na ko ñun ñoo ci des niñ ci desee mooy tey ñi ngi ne indi nañ téeméeri million nañu fexe déwén bu mu fii ñëw ñuy waxu juróomi téeméeri million ndax mën nañ ko ndax financement boo xam ne amul garantie amul apport amul frais de dossier lépp dañ ko boole yenn ko ba pare def ko ci taux d'intérêt bu 6% kooku ku bëggul dimbali nit du ko def kon bu ñu ko defee noonu ba pare marché bu ne ci li ma lim fii 17 marché Kër Massar yëpp kenn ku ne ñu yëkkati pàcc jox la ko faw ñi nga xam ne ñoo koy yor ñu mën ko téye liggéey ci rembourser ñu constitué waat capital boo xam ne dina gën a yaatu te foofu nag dama fay taxaw sant délégué yi gërëm leen ndax coow li nag dañu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ndax bi ñuy def enquête bi dañu àndoon ak ñoom mu metti woon lool fii ci Kër Massar ñaari nit jàpp nañ ci bu baax ñëpp jàpp nañ ci gaa mais am na ñaar ñu ma ci ràññee doyen Assane Sylla mi jàpp na ci bu baax ndax ànd na ak enquêteurs yi ñu dugg fu ne bi ñuy seeti saytu table yi le maire Daouda Ndiaye aussi jàpp na ci bu baax parce que maa ngi fàttaliku mi doon wax toujours yu mel ni bu ngeen koy def dugal leen ci maire yi ñëpp jàpp ci ndax commerçant yi lañ koy defal kon loolu yëpp bu amee ba yàlla dogal tey liggéey bu ñu tàmbali daaw ba mu sotti tey bi mu sottee ñu ne nañ ko def programme ñu war a door a xool financement bi fu ñu koy jëlee président ne yëkkati naa 1 milliard jox commerçant yi ne ñu tàmbali ci loolu dama ne nañu sàmm financement boobu teg ko ci yoon liggéey ko liggéey boo xam ne ñu am nag suñu contrat moral parce que xam nga man bu ngeen dawul du ma daw bu ngeen daw du ma daw bu ñu ne 100 tey suba bu ñu ne 500 maay njëkk a taxaw te li tax ma sañ ko def nag dama xam ne ñi ne fii ay jàmbaar lañ
liggéey rek a leen tax a jóg ku liggéey tax a jóg nag buñ la poussé da ngay daal di xam liñ la pousse lan la nga def ci sa fulla def ci sa fayda ñu ànd liggéey mais surtout rembourser lu mën a tax ñeneen am parce que liggéey bi niñ ko defee mooy marché bu nekk bu ñu yëkkatee financement bi ñu lay jox dañ ko teg ci loxo délégué yi ñooy xoolaat ci marché bu ne ñi nga xam ne soxla nañ ñi nga xam ne war nañ leen a puus ñi nga xam ne bor yu bari nekkul seen kaw ñu jox leen ñooñu mën a liggéeyaat delloo bu ñooñu delloowee ñu door a mën a jox ñeneen kon ñi nga xam ne ñooñu la ñuy wërsëgalee ñu njëkk a jot nañu bàyyi xel seen moroom te solidarité boobu xam nañ ne am na ci marché yi kon amuñu ci xel ñaar kon vraiment maa ngi sant di gërëm équipe bi ma àndal ci ministère bi ndax bi may ñëw ñoom ñëpp a ngi fi directeur de cabinet bi mi ngi fi directeur de la microfinance mi ngi fi suñu conseil technique yi conseil chargé de mission yi ñëpp ñëw nañ mais surtout directeur bi nga xam ne moo jiite fonds d'impulsion de la microfinance te nga xam ne programme bi ñuy def ci moom lañ ko jaarale muy jëflanteeg mutuelle isolé yi mooy directeur Ñambe Ndiaye moom tamit mi ngi fi kon loolu yëpp day wane dayo bi nga xam ne jox nañ ko programme bi ñuy def ak pas-pas bi ci ministère bi am ndax jàpp nañ ne ñiñ ko séqal danañu gën a def pas-pas